salaamaaleykum mbokki auditeurs u Ndar ak li ko wër ñu am mbégte tey jii dellu si ànd ak suñu partenaire Jokalante ci émission bu am solo ñuy waxtaane nag coppite yi nga xamante ni des na ko di nemmiku ci wàllub climat bi ci àddina bi yëpp sax laay wax ndax bu ne àddina bi Sénégal génn ci te bu ci Sénégal génnul Ndar du ci génn ci loolu nag ñu ngi dalal sama doom baay Moussa Niang di yëngu ci wàllub mbay wàllub mangrove dañ lay bàyyi rek nga présenté wu nuyoo ak suñu mbokki auditeurs yi Moussa. waaw ñoo ngi nuyu mbokki auditeurs yi nga xam te ñooy déglu yëpp rajo municipale de Saint-Louis Ndar ak li ko wër yëpp fi ak dëkk ba ma jógee muy Gandiol di sant tamit aussi sunu membres yi nga xam ne ñoo nekk ci région bi yëpp man nag maay président bu réseau pour la protection de la mangrove du delta du fleuve Sénégal. Mangrove nag bu ñu ko doon tekki ci wolof pour ñi ko xam am na ñuy wax naan sànnaar am na ñuy wax aussi xeex parce que ñaari xeetu espèce la yi nga xam ne ñoo am ci zone Saint-Louis bi. jërëjëf Moussa tey di nag bu ñu nee mangrove nit ñi ci bare duñu xam lan mooy mangrove tey boo leen ko doon tekkil lan ngay wax. waaw mangrove si ñi nga xam tey bu ñu jëlee lu mel nag université bu Saint-Louis. lu mel nag université bu Saint-Louis ñoo ngi koy wax sànnaar. sànnaar ku ko wax xam ni. sànnaar ku ko xam ni moom mooy mangrove. benn la si xeetu mangrove yi. parce que bu ñu dee xool aussi mangrove. waaw Moussa dama wax. parce que aussi bu ñu dee xool ni aussi xeetu mangrove yi. mat na juróom. wante ñun liñ si gën a xam rek mooy sànnaar. wante si biir sànnaar boobu noonu dafa am na sànnaar am na lu ñuy wax xeex am na lu ñuy wax salxent en français mën nañu wax ni Avicennia moom la ñuy wax sànnaar. xeex bi moom la ñuy wax rhizophora. suñ dee xool li ko tàmbalee bango. ba ngay dugg biir Gandiol yëpp am na fi parce que tey tamit aussi li taxawoon réseau bi jóg. pour dégg xeex parce que ñoo ngi wax naan coppiteeku jaww ji. jaww ji wax sur les changements climatiques ci loolu la ñu bëgg dugg sax parce que coppiteeg jaww jooju muy changement climatique. yéen ban dégg-dégg ngeen ci am tey bu ñu leen doon laaj parce que ñu bari dañuy dégg ñu naan changement climatique te en réalité xamuñu lan la wundu. waaw changement climatique dégg-dégg ku nekk ak sa dégg-dégg bi ngi si am. moom mooy parce que am na ñi nga xamante ni soo leen laajee lan mooy changement climatique ñu ni jaww ji si wàllu boppam. tàngoor yi wala seddaay bi wala taw yi ni mu doon ñëwee wala waame bi ni mu doon ñëwee et tout ça loolu lépp kenn mënatu ko tënk ci ay période bu njëkk mën na wax ne nawet bu dee jot du naan nawet heure bii lay commencé heure bii lay yem bu nee sedd bi kat ñëpp ni kat ndar kat seddam période bii lay commencé ba période ba lay jëm su ne kat dex gi kat période bii lay neex période bii lay naqati wala géej gi kat période yi lu nu gën a xam ni géej gi période bii lay gën a yëngu wala ñu jàpp ni sax si ay jamono sax ñu ni kat xeetu jën yi kat période bii lu doon wala période wante nag ñu dem ba mu yàgg ñu ni kat jaxasoo boobu yëpp am si li nga xamante ni kenn mënatul nattable wala kenn mënatul tënk dara ni kat lii la loolu ñu tënk loolu lépp ni loolu moo war a changement climatique wante nag ci loolu tamit aussi mën nañu wax ni àdduna bi teel nañu gëstu ni bis dana jot yooyu yëpp dana am ba moo tax en 1892 bërëb bi nga xam ne moom la ñu njëkk aar moom la ñuy wax le Yellowstone nekk si États-Unis duñ ko aaroon bërëb boobu noonu pour nit ñi di ñëw di ko seetaan si di ñëw di def ay visite ak yooyu mu mel na genre parc parce que àdduna bi xamoon nañ daanu toll fa nga xamante ni bu ñu jéemul jël ay dispositifs yooyu ci kanam fi lekk fanweer at juróom fukki at daanu nekk ci période bii ñu toll loolu benn misaal ci loolu tamit aussi Sénégal tamit aussi dox na si aussi ay jéego yu bare parce que bu ñu dee xool en 1923
congrès bi njëkk am congrès mondial sur la protection de la nature. de la nature. ah. en 1923 la am. Sénégal en 1926 si la njëkk def lu ñuy wax le parc de refuge moom tey moom la ñuy wax le parc de Niokolo. bon Sénégal dafa topp doxinu àdduna bi moom tamit aussi di bépp jéego bu àdduna bi teg si wàllu aar alam bi rek Sénégal aussi dafa ñëw tegu ci loolu. mais tey jii changement climatique yooyu bu ñu ko doon wax ni nga ko expliqué. tey bari na ci auditeurs yi yoo xam ne dañu koy dégg mais lan moo sookee ana lan moo indi coppite yooyu changement climatique coppite yooyu mën nañu wax ni jëfin yu doomu aadama bokk na si li ko gën a indi. mooy hygiène yi. pollution bi ñuy def saxaar si culture de serre yi produits chimiques yi ñuy utiliser. yooyu yëpp suñ ko boolee mu accumulé yooyu yëpp ak oto yi. saxaar yi ñuy génnee yëpp infrastructure yi nga xamante ni moom la ñu def si wàllu pétrole si wàllu gaz yooyu yëpp bu ñu ko gisee moom moo développé ba yéeg si kaw jaww ji ba commencé yàq li ñuy wax couche d'ozone bi. yooyu yëpp moom moo indi tey si jafe-jafe yi ñu nekk. ba tax na tamit aussi da ngay gis sax ñu naan la fonte des glaces. glaces yi ni mu doon demee gis nañ ni. géej gi day gën di yokk scientifique yi wax nañu ni géej gi at mu jot day gën di yokk parce que température bi soppeeku na ban fonte des glaces yooyu commencé di seey di dem ñu koy gis fépp. parce que gis nañu daaw jéeg gendar géej gi ni mu defoon. yàq yu mu yàq. xam naa yooyu aussi daan ci gën a ñëw. ci loolu laa bëggoon ñëw parce que bu ñu nee cause également dafay am li tubaab di wax manifestation. mooy changement yooyu donte am na xam nañu wax nga léegi lan moo ko indi. mais ni muy manifesté woo yaakaar naa bokk na ci géej gi ni nga xamante ni noonu lay avancé mais est-ce que ci loolu rek la yem. waaw parce que mën nañ tënk ni géej gi mi ngi yokk. tàngoor wi mi ngi gën di yokk. taw bareetul. xorom si mi ngi gën di yokku. xorom si mi ngi gën di yokku. xorom si mi ngi gën di yokku bu baax a baax suñ dee xool si zone bi ma jógee mu ñu koy wax zone du Gandiol ñëpp xam na ni Gandiol si ay jamono wàllu mbay. kenn du fa wax si wàllu mbay wante tey gis na ne xorom si attaqué na mbay mi ba nit ñi sax wàllu mbay bi ñu fa doon def bu njëkk ak mbayu léegi wute na. dëgg la. mais man dafa am loo xamante ni parce que xam nga bu ñu nee changement climatique. parfois nga dégg ci nasaraan ñuy wax réchauffement climatique mooy ñaari baat yoo xamante ni xëy na ñaari baat yu wuute la. bu ñu nee changement climatique mën na ni lu xamante ni lu général la. mais réchauffement climatique moom wàllub tàngaay bi dong ci sama gis-gis ak sama dégg-dégg. wàllu yokkub tàngaay bi. loolu la wundu waaw. mais nit ñi dañuy def souvent confusion bi. entre changement climatique. parce que bu ñu nee changement climatique. ak réchauffement climatique je pense que ñaari mbir la yoo xamante ni vraiment bokkul mais tey jii bu ñuy xool changement climatique boobu ak li nga xamante ni moo di réchauffement climatique. ci yéen ñi nga xamante ni rawatina ko wàllu mbay mi nañu tàmbalee ci mbay mi. waaw ci mbay mi tey jii changement climatique yooyu ban impact la ci am. loolu moom. dinaa si sawar wax bu baax a baax parce que tey suñ dee wax la zone des Niayes. suñ dee wax la zone des Niayes da ngay wax ne la région de Saint-Louis. wax région de Louga. wax région de Thiès wax région de Dakar. région de Saint-Louis moom mooy dans le Gandiolé. région de Louga da ngay wax Potou jëm fële yëpp. parce que loolu aussi jàngat bi ñu siy am mooy mën nañu samp laaj bi njëkk bi moom mooy kañ la ñu commencé am jafe-jafe yooyu. ñu ni. à partir bi ni njëkkee def la barrage de Diama en 1986. ñu gis ni ndox mu neex mi ni mu doon yéegee damatul. wala duñ ko tënk ci ay app ni app bii lay ndox mi di génn dam wala app bii nii lu ñuy tëj. loolu nekkoon ci ay jéego yu commencé am par nànk-nànk. ñu dem ba 2003 en même temps encore bi ñu ubbiwaatee brèche bi. ndox mu neex ñëwatul ndox mu weex rek di dem. ñu gis ni nappe phréatique bi moom mooy ndox mu neex mi nekkoon si suuf si. pour nit ñi di ko bayee ndox mu neex moom xorom si commencé ke di ko attaqué. attaqué boobu nag mu ngay attaqué tey suñ doon xool si zone yi ma la tuddal nii nit ñi bërëb yi ñu doon bay yëpp bàyyi nañ ko commencé yéeg di gën di dem. comme ça que léegi tamit aussi am nañu suuf bu nu bayee mais ndox mu nu bayee amatul léegi la ñuy def mooy li ñuy wax résilience moom mooy leen jéem a
soppi kaw jéem a adapté wu ci changement yi si xew mooy lan bu njëkk duñ doon def teen di gas ay teen di jukki di roose léegi loolu mënatuñ ko am léegi lan ngay gis ñu commencé def ay mini forage di wut ay pompe solaire di dem si fi nga xamante ay tund la di fa gas ay puits forage di fa def loolu noonu pour di jéem a yaxanal ndox mi comme ça que bu njëkk gis nu ni jukki ak baag li ngay utiliser si ndox day bare trop ak pompe solaire yi mën nga loo doon utiliser si at loo doon utiliser si at mën nga li nga doon utiliser si ñaari at wala ñetti at ak pompe solaire yi da ngay def le système goutte à goutte population yi commencé di adapté wu si loolu loolu soo dee xool lépp li nga xam te ni moom laa wax la zone des Niayes ñooñu ñëpp askan bi si loolu nu adapté wu à la parce que xam na ne ndox mu neex bareetul napp bi li fi nekk bareetul bon il faut ñu koy jéem a yaxanal si volet yaxanal boobu noonu la askan wi toll su ma déggee li nga wax rek tey de su ma koy méngalee dafa mel que rek coronavirus bi mu ñëwee ñu ni il faut apprendre à vivre avec le virus dund ak virus bi donc changement climatique yi tey jii réadaptation la ñuy wax naka la nit ñi di fexe ba dund ak li nga xamante ni moo di changement climatique yi waaw si wàllu mbay mi tamit aussi ba tey tamit aussi ñu gis ni tamit aussi gis nañu ni produits chimiques yi ni koy gars yi di utiliser bare gi nga xamante ni tey fi tey boo jëlee légumes yi sax jël yóbbu ko sa kër teg ka fa ñaari fan nga gis mu commencé di seey léegi nag liggéey bi nga xamante ni moom lu ñuy def mooy sensibiliser baykat yi si mode mbayin bi si mode doxalin bi di utiliser lépp li nga xamante moom mooy fumier organique yi naturel yi lu mel nag ay tos fexe leen a encadré ñuy def ay compostière di jël nëbit yooyu noonu di ko dajalee dam di ko bayee jëm si li ñuy wax naan la culture bio nga xamante ni sunu ay maam si cosaan loolu lu nu xamoon dëgg la wante topp nunu bay bu gaaw bare am xaalis léegi moom moo nu yóbbee tey si jafe-jafe yi yëpp ñu nekk dëgg la léegi tegal foofu sa baaraam mais bu ñu jógee ci wàllu mbay mi tey coppite yooyu ci wàllu climat est-ce que am na impact ci napp gi ak yan impact la ci am bu baax a baax parce que tey mën nañu wax ni ma jox la benn misaal lu ñuy wax daayaay ñu koy wax tortue en français moom nekk na espèce bi nga xamante ni day ñëw gas ay neenam suul température bu su xasee ëpp 25 ay jigéen ñoo si ëpp su xasee moins 25 ay góor ay ëpp léegi ñu dem ak température ni muy gën di yokk est-ce que bu na demee ba xeetu espèce boobu nga xamante ni heure buy juriti dootul juriti du dul ay jigéen est-ce que loolu du doon problème muy benn est-ce que tamit aussi zone de frayage moom mooy li ñuy wax bërëb yi nga xamante ni moom la jën yi doon tooge di jur di fa jure yooyu yëpp napp industriel bi ñëw na yàq xeer yooyu yëpp tasaare loolu lépp mu am géej gi ba nga xamante ni jën yi kër yi doon ñëw di fa dal pour toog fa pour di fa jur pour nappkat yi ñëw di fa napp loolu amatul ba loolu tax en 2004 Sénégal créé li ñuy wax les aires marines protégées mooy def ay dënd yi nga xamante ni ci biir géej bi nga xamante ni duñ koy tere kenn du fa napp mais en fait foofu nga baal ma parce que pêche industrielle bi ana lan la jote ak li nga xamante ni moo di changement climatique waaw parce que xam nga loolu tamit aussi dëkkuwaayu jën yi buñ ko xasee tas bon jën bi dootul am fu mu toogee au lieu que mu toog mool bi ñëw di fa mën di fa napp dootul day dem loolu benn la pollution bi mbalit bi nga xamante ni moo fees si géej gi fees fi dell loolu dana tax tamit aussi jën yi fu ñu war a mën a toog di fa jur wala di fa màgg dootuñu fa nekk parce que géej gi tamit aussi bu salte gu metti ak moddu xeetu nappin gi nit ñi di napp tamit aussi loolu lépp dafa ñëw lënkaloo si li ñuy wax sur les changements climatiques pollution bi bare na parce que des fois da ngay toog ba mu yàgg ñun la kat am na li ñuy wax les marées noires pétrole bu toj géej gi yëpp jën yëpp dee picc yi dee loolu lépp lan moo ko indi doomu aadama moo ko indi loolu lépp dafay lënkaloo ak si changement bi ñu ñëw di wax ci wàllub li nga xamante ni moo di càmm gi est-ce que conséquences yi foofu lu ñu mën a teg baaraam la
waaw parce que mën nañu wax ni cause bi njëkk moom mooy tapis herbacé bi amatul. mooy ñax bareetul. moo tax ngay gis gars yi di màng en même temps ñax bareetul parce que taw bi moo dameetul noonu. ci loolu tamit aussi duñ koy tënkale toujours sur les changements climatiques parce que bu njëkk ni taw bare woon ak ni taw doon amee léegi taw amatu ko. tapis herbacé bi bu doxatul ñax bu amatul càmm ki dafay sooxe te li fi jot a nekk as néew si ñax yaa ngi gis daay yi toujours di am. bon loolu tamit aussi mën nañu waxante ni aussi nit ki toujours ba léegi ni loxam génnagul si jafe-jafe yi am. dëgg la nit ki loxoom ngi ci loolu daañu ci dellu si muy wàllub responsabilité bi parce que foog ñu teg baaraam également wax ni li nga xamante ni moo di changement climatique yooyu ana lan moo ko sooke sànq wax nañ ci cause yi mais loxo doomu aadama génn ci. donc bu ñu jógee ci li nga xamante ni moo di wàllub mbay wax nañ ci wax wàllub napp wax wàllub li nga xamante ni moo di càmm. mais tey ñu bëri jàpp nañ ne également même ci wér-gi-yaramu doomu aadama tey ji changement climatique yooyu daf ci am ay impact yu doy yu xaw a doy waar. waaw parce que li koy indi à l'heure actuelle parce que bu njëkk da nga doon wax ni nit ki. soj dafa am période bu muy am. ñëpp xam ne mooy grippe. léegi mën nañu wax ne nit ñi tout le temps yaa ngi gis nit ñaa ngi soj parce que jaww ji ngelaw li. pollution bi si nekk. poussière bi si nekk. xeetu tooke yi si am yooyu yëpp tax na tamit aussi nit ki pour mënatul wér gi muy ware. parce que fekkente ni li ñuy bay dafa am ay tooke. jën yi ñuy napp si biir géej gi di lekk ay tooke. jaww ji ñuy nooyi am ay tooke. ndox mi ñuy naan. am ay tooke. bon doomu aadama kañ fan lay wéreeti. mënul nekk il faut ñun doomu aadama. soppi doxalin ci sunu wàllu dundin. mooy lan di lekk gu sell di naan bu sell sunu dëkkuwaay sell. fekk loolu dafuñu ko duñu jóg ci ay feebar duñu jóg ci ay jafe-jafe. mais lekkin gu sell googu donc tey jii bu ñu jógee xam nga boo nee mbay. ni napp. ni càmm. wax également ci wàllu wér-gi-yaram. tey jii tubaab dafay dëxañ loolu lépp ci benn baat bu ñu naan sécurité alimentaire. tey donc mën nañ ni changement climatique yi dafa nekk menace ci li nga xamante ni moo di sécurité alimentaire doomu aadama yi maanaam wàllu kaaraange wala kiiraay boo xamante ni soxla nañ ko ci li nga xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo. bu baax. léegi loolu lépp nag pour loolu ñu jéem ko pour ñu xeex ko Sénégal ragal naa ni am nañu possibilité am nañu ay jumtukaay am nañu ay moyens pour xeex loolu. sécurité alimentaire. parce que suñu dee xool ku am un fleuve d'eau douce bu def 1,000 kilomètres ak teg. di neex atum lëmm ñu am fu mel naka vallée bi ragal naa ni bu ñu defee liñ ci war a def aménager yi ñu si war a def lépp ñu def ko si. ragal naa ni loolu noonu xeex boobu noonu daan ko mën a gagné te loolu aussi pour ñu gagné ko partenaires yi ku ñu mel nag ay Jokkoo ñu mel nag ay yeneen partenaires yu état bi. lu mel nag ay SAED lu mel nag ay ISRA nga xamante ne loolu moom mooy seen rôle di ñàngatu wàllu xeetu jiw giy dugg ci réew mi saytu ko xool ba xam ndax méngoo na ak ñun. sunu doxalin lu mel nag SAED ñooñu ragal naa ne ñoom liggéey bi ñu siy liggéey dina tax jafe-jafe yooyu noonu ñuy xalaat mu am si yeneen réew yi amaana du àgg fi. mais tout loolu lépp nag pour ñu def ko il faut que aussi askan wi aussi am dégg. mais bu dul dégg bi aussi est-ce que jàppoon ni même ci wàllu conception bi wax nga léegi ay SAED ISRA xam nga dañu toll foo xamante ni ci li ñuy gis ci terrain bi est-ce que yaakaaroon na également askan wi gën leen a boole ci xalaat bi maanaam fa ñuy nase xalaat yi ñoom it ñu am ci seen gis-gis loolee dana leen gën a impliqué pour prise de conscience bi gën a nekk loo xamante ni lu fees lay doon. ok loolu comme li may faral di wax toujours ñaar yi pour ñu am développement il faut ñu boole ñaar yi bi si njëkk mooy la connaissance empirique. mooy cosaan xam-xamu maam yi ñu boole ko ak la connaissance académique. ak ñu jóge ak xam-xam bi nga xamante ni mooy ñi nekk si université moom la ñu yore il faut ñu boole ñaar yooyu noonu pour mën a am un développement bi nu soxla wante fekkente ni. dunoo jàpp ni ki nekk ci suuf
wala ki nga xamante ni jàngul amul diplôme moom ay nit ñi jàng am diplôme kese ñoo koy waxal développement du am fekkente ni aussi duñu bàyyi tamit aussi ki nga xam ne moo nekk si suuf di jëfe xam-xamu cosaanu maam kese di dem ak boppam tamit aussi développement du am il faut ñu lënkale ñaari xam-xam yooyu noonu pour mën a am un développement durable développement durable bu ñu koy wax moom mooy lu développement bu sax dàkk il faut ñu def loolu fekk defuñu loolu comme si biir wax fekk askan wi ñi si base ñoo ngi leen di bàyyi ñoo ngi bàyyi nappkat bi ay nit di ko xalaatal ñoo ngi bàyyi baykat bi ay nit di ko xalaatal ñoo ngi bàyyi sàmmkat bi ay nit di ko xalaatal développement du mës a am jërëjëf mbokk yi di fàttali yéen ngi ñuy topp ci rajo municipal bu Ndar ñuy dalal Moussa Niang di waxtaane wàllub coppite yi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci alom gi ak wàllub climat bi tey jii sànq wax nga ci sa biir wax ba tudd lu jëm ci wàllub gaz à effet de serre ñu bëri dañuy dégg ñu naan gaz à effet de serre wax nga ko ba tudd oto yi ak usines yi ak yooyu mais tey jii ana yan pexe la ñu war a teg nas ko parce que gis nañ ci Europe léegi am na ci yenn ndaamaar yoo xamante ni sax mën naa ni biocarburant la ñuy jël yenn yi am na ci dem sax technologie dem na ba yenn yi courant mooy dawal yenn oto yi wala soleil bi mais tey jii ñun Afrique suñu niveau de développement dafa àggul foofu donc mais donte suñu niveau de développement àggul foofu est-ce que amul yeneen pexe yoo xamante ni war nañ ko nisar teg ko ba vraiment wàññi li nga xamante ni moo di gaz à effet de serre yooyu waaw loolu li si njëkk mooy li waral suñu réseau bi ñu samp ko mooy di ñaax askan wi ñuy jëmbat garab ak di ko suuxat waxuñu ni kenn mënul tere nit ki bañ a gor wante nu ñuy jëmbat lenn kese moo mën a tax ñu loolu jóge fi mooy ñuy jëmbat garab lu bare parce que ni koy tubaab di waxee yenn saa yi am na mooy yoo xam ne pour tekki si wolof day xaw a jafe séquestration carbone tey fi tey lii mangrove lii sànnaar mën a séquestrer de carbone ak yeneen xeetu garab yi amul lu ko gën mën a def loolu benn la si li nga xamante ni war nañu mën a def pour xeex loolu ñaareel bi moom mooy si biir structure yi am na ñoo xam ne ñoo ngi def biocharbon mooy lan mooy jël xeetu këyit yi nga xamante ni moom lay nit ñi di sànni di ko boole ak ñaxu ceeb bi di si defar këriñ pour nit ñi di ko utiliser loolu aussi ay forme toujours ay forme la yi nga xam ne ay forme d'adaptation la sur les changements climatiques wante comme ça que nag ñun àgg gonu ñee fi ne àgg solution bi njëkk pour l'instant mooy nu nuy fexe di jëmbat garab di jëmbat garab loolu kese moo mën a tax ñuy xeex ak loolu di moytu tamit aussi xeetu mbay bi nga xamante ne day ànd ak ay produits chimiques yu bare jërëjëf mbokk yi di fàttali rek que ni émission bi ñu ngi koy def ak ndimbalub projet bi nga xamante ni moo di Innovate United Kingdom ak ambassade bu Grande-Bretagne nekk ca Ndakaaru également ay partenaires yoo xamante ni bokk nañ ci mise en œuvre bi mu di United Purpose Université bu Cranfield SCL Bradford ak ñi nga xamante ni ñoo di groupe SNF ci projet bi nga xamante ni dafa jàpp jëm ci wàllu résilience climatique muy projet de sensibilisation sur les changements climatiques et les bonnes pratiques environnementales donc dañuy tijji rek téléphone bi di fàttali ni mbokk auditeurs yi également ci la ñu bokk bu fekkente ni li nga xamante ni moom la ñuy waxtaanee am nañ ci xel xalaat bu sell mën nañu jokkoo ak ñun ci wàllu téléphone ci 33 961 30 30 33 961 30 30 donc ñuy waxtaanee wàllub coppite yi nga xamante ni nemmiku nañ ko ci wàllub alom bi ak wàllub climat bi waaw sama doom baay sa ñang tey jii sànq wax nañu ba wax ci wàllub avancé wu géej gi tey jii yow mën naa ni ci booru géej nga dëkk waaw jege géej tey buñu daan gis Guet Ndar bu jëkk tefes gi da daan sore loolu ak dëkkuwaay yi mais tey jii dem nañu ba géej gi ñëw sës rëkk ci dëkkuwaay yi indil sax ñenn ci askan wi ay tolof-tolof ñii ñu jël leen seen i kër yóbbu leen ci yeneen gox donc mu metti woon lool ci askan wi tey jii wàllu avancé géej googee ban xalaat nga ci am et niñ ko waxee rek parce que gis nañu loolu aussi loxo doomu aadama génnu ci bu géej gi ñëwee ba fekk si nit ñi c'est parce que ñun suñu loxo mi ngi ci biir
parce que li tax loxo nit ñi ñoo ngi si biir am na fa nga xamante ni du ñuy gas suuf bi di jaay extraction de sable marin loolu bokk na si loolu aussi bokk na si yenn facteurs yi li nga xamante ni moom la ñu war a mën a def pour indi ay saafara ci loolu kooku état rek moom moo ci am doole boobu noonu mooy def ay digue de protection wala def ay brise-lames parce que gis nañu expérience boobu noonu réussir na fu mel nag sur la petite côte état bi def ko fa wante nag loolu tamit aussi day demander ay gros moyens mais pour ñu bañ a egsi si loolu tamit aussi comme li ma ko doon waxaat parce que suñu dee xool fu mel nag Gendar à partir de hydrobase ba ngay dem ci partie sud bi soo dee xool foofu boo fa demee daa fa gis ay njëmbat gu am doole gu na jëmbat foofu mooy filao parce que jëmbat boobu noonu day tax day